non kon nag Grand Takha bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah alaaji maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay bu baax a baax. maa ngi lay nuyu di nuyu mbokku auditeurs yi ñuy déglu yëpp. merci. di leen baalu ak ñoom ñëpp. kenn ku ci nekk ñu ngi lay ziare. di ñaan suñu borom yàlla ñu jéggal suñu bàkkaar yëpp. amiin yaa rabbal aalamiin. di ko ñaan yàlla ñu may ñu fekkee weeru koor bi ci jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. woor ko ci jàmm. amiin yaa rabbal te lépp lu ñu ci jaamu yàlla ñu ko nangul ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbal aalamiin. weer la woo xam ne weer bu am solo la. di kontaan lool di ko xaar. yal nañu yàlla may ñu fekke ko. dund ko. amiin te dunde ko ci ni nga xam ne noonu la ko bëggee ci daraja yonent bi. suñu waxtaanu Sénégal. waxtaan lu nga xam ni waxtaan lu am solo la. ma lay félicité alaaji ci suñu mbokk yi nañu bàyyi xel ci ñaari yëf. plateforme bii di Sunu Afrique di rajo képp ku nga xam ni am nga loo wax war nañ la jox occasion jox la opportunité nga wax ko na nga koy waxee ak na nga koy defee yow la engagé wante nit koo gis mu ubbi gémmiñam ñaari yëf rek moom nga ciy am benn di nga ci jàng wala ñaar di nga xam kii wax kan la te loolu lu am solo la bu fekkente ni yow xam nga kiy wax ni amal na la njëriñ li mu la wax nga jëriñoo ko ci sa àddina ak ci sa dund loolu baax na bu dee xam nga wala dégg nga ki nga xam ne mi ngi wax li mu wax wan na la moom mooy kan loolu yi tamit lu baax la ki nga xam ni moom xam nga ni moom mooy kan soo amulee dal ak teey ba déglu ko doo mën a xam moom mooy kan tey ki fi jaar léegi waxtaan wax li nga xam ni wan nañu boppam ci anam bu nekk ki la won boppam ci anam bu nekk mais kooku defal na la faveur parce que xam nga mooy kan finalement donc loolu dama leen di koy ñaan quoi bàyyi leen di critiquer Alaaji parce que indi na fi nit mu wax lu leen neexul ci biir li nga xam ni moom la ñuy réclamer bis bu nekk muy pays de maanaam réewu liberté ak démocratie lii mooy mbir mi quoi mbir mi mooy ci biir démocratie nit ki nga xam ni moo nekk ci sa wet yéen a bokk yéen a nekk dëkkandoo c'est pas parce que dafa peinture mur bi ngeen seq te mur bi neexul da nga koy toj amuloo ci droit c'est aussi simple que ça donc Ousmane Sonko Alaaji Diouf Macky Sall ak ku mu mënti doon foofu ñoom ñëpp ay politiciens la te am na lu ma leen waxoon ci ay politiciens Ousmane Sonko c'est une construction de Macky Sall Macky Sall moo defar moo tabax moo indi Ousmane Sonko sur la scène publique léegi nag loolu ëpp na ko doole tabax dara ba yaakaar ni maanaam doon jéem a détruire dara ba indi ko ci niveau bi mu ko indi benn exemple rek laa leen ci jox Ousmane Sonko bi muy njëkk a présenté wu pour nekk député li mu amoon pour nekk député loolu la ñu tuddee quotient national quotient national mi ngi toll woon ci 33 000 voix bi ñu demee ci élection présidentielle yi mujj yii di ñëw yi mujj yii ñu def am na lu ëpp 800 000 voix loolu am na lu mu leen war a wax et sur cette question là nañu kenn ku ci nekk li nga nekk ci kii ñëw di wax ni mu mel rek loolu la lay wax ak yow ni mu mel rek léegi nag yow yaa xam ndegam da ngay def choix am dal am teey dellu ginnaaw déglu ko ba xam moom li muy wax ndax amal na la njëriñ waaw wala amalu la njëriñ bu la amul la njëriñ nga fay rajo bi rek nga xaar keneen mu ñëw su fekkente ni li muy wax ak lu mu la naqadi yàlla may na la dal pour nga déglu ko dana la amal njëriñ parce que loolu laay wax toujours avoir la patience waa ji lay kii wax noonu nekk politique nekk sur la scène publique Ousmane Sonko ak El Hadji Diouf mën na koo jur boo koy seet ba muy politique Ousmane Sonko ñëwagul woon sur la scène publique
bi mu ñëwee sur la scène publique li mu fi réalisé ci diggante bi bu gàtt boobu mais xëy na mën na tax sax El Hadji Diouf loolu naqadi ko wala ak yeneen donc man ñoom ñëpp ay politiciens laa leen jàppe kenn ku nga xam ni yaa ngi wax dinaa la déglu li am njëriñ ci say wax dinaa ko jàpp li amul njëriñ ci say wax ma tegal la ko foofu donc te ñu ñaan yàlla réew mi am dal parce que nag réew mi am dal du loo xam ni suñu kilifa yi dañ ñu ko wax rek après ñu jël ko tegoo ko fële kenn ku ci nekk di dem li la neex parce que loolu moo xew fi mu nekk nii dal gi suñu kilifa ñaan ba mu suñu borom defal ñu ko ñi nga xam ni ñoom ñoo seq réew mi ak mbirum politique kenn ku ci nekk yaa ngi daas di fanaanal te loolu baaxul te bu amatee jàpp naa ni dana ëppi loxo te kenn warul ñaan mu am te ñi nga xam ni ñooy nekk di wax nii kenn ku ci nekk yaa ngi def lu nga xam ni yaa ngi teg benn brique boo xam ni suñu defulee attention mën na indi leneen donc loolu mooy introduction bi nga xam ni bëggoon naa ko ci wax en tout cas bu dee dañuy réclamer ci pays de liberté la ñu nekk moom la ñuy réclamer pour suñu réew nañu bàyyi ku nekk mu am liberté wax li mu bëgg a wax bu fekkente ni dañuy réclamer nous sommes dans un pays de démocratie nañu am dal ak patience kiy wax nga bàyyi ko mu wax di nga découvrir ou bien loo xam ni mën nga ko jëriñoo wala nga découvrir nature nit ki yow nga xam ni bu ma xamee ni yow li nga may wax du dëgg mais formé naa sama opinion parce que dinaa xam ni li ngay wax du dëgg mënuma ànd ak yow ci li ngay wax ni du dëgg loolu lu baax la parce que da lay permettre nga am position sur li xew ëllëg bu ëllëgee bu ñuy wote El Hadji ñëw taxaw El Hadji Diouf ñëw taxaw Ousmane Sonko ñëw taxaw Macky Sall ñëw taxaw keneen ak keneen ñëw taxaw Karim Wade ñëw taxaw wala Aïda Mbodj ñëw taxaw ñoom ñëpp kenn ku ci nekk di nga évaluer li mu lay wax wala ni muy doxee wala ni muy jëfee wala ban projet la am ci réew mi waxal leen ma benn intérêt national ci Sénégal intérêt national sur la question des ressources naturelles sur la question de la souveraineté nationale sur la question des biens du Sénégal boo xam ni avocat du peuple bi défendre na ko pétrole bi bu mu ñëwee El Hadji Diouf Franck Timis la dem défendre ak Alioune Sall pétrole ak gaz donc c'est des questions yu nga xam ni boo leen ci defee attention rek di ngeen xam lan la alors défendre naa diw parce que amul defoon naa ça ne se passe pas comme ça un avocat peut se constituer boo defee dara nga soxla avocat da ngay seet ci ñoom ki ci gën a xarañ ci baro bi nga dem seeti ko waxtaan ak moom wax ko sa cas mu ne la nangam nga may fay nga fay ko mu constitué wu défendre la nga fay ko mën naa leen jox rek benn anecdote am na ay histoire yu xew biir Sénégal ay autorités yu mag mu ñëw sol robbam taxaw ni day constitué ñooñu ni ko jërëjëf baal nañ la def nga lu rafet mais baal nañ la mu delluwaat këram donc jarul coow léegi maa ngi lay bàyyi élage ci li ci des ci temps bi boo mënee jël ñaar wala ñetti auditeur wala lu la ci neex rek su ko defee ñu mën a tontu ci question yi nga xam ni peut-être ñëw na fi. voilà kon mbokk yi yéen a ko déggandoo donc bu dee am ngeen question am na auditeur bu woote mbokk mi bisimilah bu dee am nga question boo bëgg a laaj Grand Thékhé. la wax turam ak lan lay wax. Mame Thierno Ndiaye vraiment man toujours dama koy xool su ma màggee jël naa mel ni Grand Thékhé. waaw ñëw yàgg naa ko wax. waaw léegi laaj ko question bi. Thékhé bu amee c'est-à-dire Thékhé li ma neex si moom c'est vrai que politicien la mais parfois doo xam ne sax politicien la. moom nee na moom moo la wax politicien la. non parfois la xam ne parfois moo tax parfois doo xam fan lay fete. ok donc doo ko mën a situer politicien wala boog feneen moo tax vraiment moo tax li ma wax naa ko léegi quoi. dama naan su ma màggee yal naa mel ni Grand Thékhé. d'accord mais grand. waa léegi yow da nga doon poser question wala da nga doon apprécier rek. non dafa doon apprécier vraiment. c'est bon non daf ma jugé kañ alaaji bàyyil ma tontu Mame Thierno. jërëjëf merci ok Thierno allez-y merci. xam nga li borom xam-xam yi waxoon. ci nit quoi loolu laa lay tontu.
nit ci boppam c'est un animal politique. Nit ci boppam c'est un animal politique maanaam je suis doté de raison et d'intelligence ci question bépp bu nga xam ni question wu dund la ak ci àddina am naa nu ma ci doxe démarche boobu ngay doxee c'est une démarche politique. Je suis un homme politique, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas structuré dans un parti politique, je ne suis pas structuré dans une organisation politique, mais je suis concerné par les affaires de mon pays, par les affaires de l'État, par les affaires de la République, par les affaires de la société. Loolu mooy politique en fait. Politicien nag mooy ki nga xam ni ku mel na yow maam Thierno di nga fexe jéem a convaincre nit ñi ci benn projet boo xam ni jàpp nga ni xëy na mooy projet bi gën ci société bi te kenn ku ci nekk am nga droit nag nga def loolu mais man je me considère comme ça. Voilà question bi ma lay laaj man nag voilà boobu am na ku ñëw kon ma jël ko ñooy priorité ku baax bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaleykum salaam. El Hadj ñu ngi lay nuyu te di la siyaare di nuyu taxe bu baax a baax. kooku sëñ Dan. waaw man la waaw. ziar bisimilah. xanaa di kontaan rek te di xam ne képp koo xam ne Sénégal ñor na la te nga di ko bàyyi xel. di nga xam ne àdduna taxu koo jóg li ko tax a jóg ci li ko yàlla indee ci àdduna muy jëriñ aw askanam ci lay dox guddi ci lay dox bëccëg ñu di ko rafetlu bis bu nekk nag. ndax lu yàgg la. te mi ngi taxaw ni mu war a taxawee moom ñuy ñaan am patriote yu bari yu mel ni moom pour Sénégal ndax loolu rek am njëriñ te moo nuy jàllale noonu dama doon jàllale nuyoo ci moom rek moo tax ma yëkkati kàddu maa ngi koy nuyu te di ko jaare di ko ñaanal yàgg wéral yàgg fi barkeelante. amiin jërëjëf merci beaucoup. voilà grand tey donc question bi mu doon laaj mooy le juge Samba Sall yàlla na ko yàlla yërëm. sa yeexuñu. xarale ko ci àddina kawe kawe dina gis ne am na ci ñenn ci ñu àndandoo ak moom wala ñu farloog moom bi mu wàcc liggéey ñoo yëkkati ay kàddu yu ñagas jëmale ci moom situation boobu noo ko jàngate waaw lu rafetlu wu ma ko te kenn waru ko rafetlu benn jullit walu rafetlu li ni mel juge Samba Sall lu ko waay wax di nga ko tooñ te di nga tooñ sa bopp parce que sa bopp sax ngay njëkk a tooñ parce que suñu borom moo ñu sant nag kanam su nit ki déddoo lépp loo xam ci lu baax ci moom waxal ko ko ndaxte malaaka yërmande yaa ngi taxaw di déglu su dee da nga xam leneen noppil dinaa wa leen wax tey xëy na peut-être un tout petit peu leen war a mën a jaaxal magistrat bi nga xam ni moom moo nekk di dogal di def liggéey bi muy def nit ñi mën nañoo jàpp ni nguur daf koy def loolu lu ko neex alors que bu xamoon exactement texte yi nga xam ni moo nekk ci kanamam ak li ñu ko indil ci kanamam mu jël ci décision même su fekkente ni décision boobu neexu la ci digganteem ak yàlla ak texte bi nekk ci kanamam jël na décision bu nga xam ni neexul ñi nga xam ni ñoom ñoo yaakaar ni dañoo tooñ Ousmane Sonko wala dañoo tooñ Samba wala dañoo tooñ Demba et cetera et cetera loolu benn mbir la beneen mbir bi mooy kenn ku ci nekk nag jàppal ni sa bàmmeel yow rek yaa fay dugg quoi yow rek yaa fay dugg te bu dee yow rek yaa fay dugg na nga bàyyi xel ni loo waxal nit loolu di nga ci tontu loo ji nit loolu di nga ci tontu loo def loolu di nga ci tontu kon jàpp naa ni li gën a maandu mooy que nit ñi bu fekkente ne en tout cas nit génn na àdduna ak loo ko bañ parce que jàpp nga ni dafa def lu nga xam ni du yoon wala baaxul wala et cetera soo ko mënul ñaanal yàlla yërëm ko parce que loolu rek la ñu am yërmande suñu borom kenn ci ñun xamul ëllëgam kenn ci ñun xamul lan lay fekk ñaanal ko suñu borom yërmande parce que yërmande googu nga koy ñaanal suñu borom en fait ñaanaloo ko moom sa bopp nga koy ñaanal parce que suñu borom bu déggee sa wax jooju ba yërëm kooku yërëm na la yow bu baalee kooku baal na la yow donc nañu def ndànk ci mbir yi quoi bugguma daal ñi nga xam ni en tout cas ñi ngi may déglu
ñu may déglu su ma ubbee sama gémmiñ wala su ma ubbee sama làmmiñ ñu jéppi ma yàlla ma suñu borom bi musal ci loolu. amiin amiin. kenn ku nekk tamit loolu war nga ko ñaan. war ngay ñaan yàlla boo saa yoo ubbee sa gémmiñ nit jéppi la wala mu bañ la wala mu móolu la. loolu baaxul. donc man je pense que juge Samba Sall maa ngi ñaan suñu borom. yàlla na ko baal te jéggal ko. amiin amiin. yàlla na ko yërëm te yéege ko ci àjjana yi gën a kawe ci firdawsi. amiin. yàlla def ñi nga xam ñoom ñooy jiite. ñu yàlla jubal suñuy njiit. amiin ñaan ñun ñëpp loolu. voilà am naa 2 auditeurs ku baax rapidement question bi. waaw alors Gaynde. waaw Gaynde. bisimilah waaw man maa ñëwaat dama bëgg a laaj Texe ñaari question si c'est possible. allez-y. waaw bu njëkk bi mooy dañoo gis ministre des forces armées Sidiki Kaba Dièye mi wax à charge ci affaire Adji Sarr Ousmane Sonko bi ci wàllu Sonko. ne dañuy créer benn commission d'enquête boo xamante ne bi dafay indépendante. loolu ma bëggoon xam lan moo ci jàngatam. beneen bi mooy naka la gisee nii waa ji yore Horizon Sans Frontières Boubacar Seye tonto président Macky Sall gannaaw ba mu ko tuumalee. d'accord ma jël benn auditeur mu boole ñaar yëpp ku baax. allo salaamaaleykum El Hadj Salut l'Afrique. Salut l'Afrique ziar naa la. ñoo ngi kontaan ziar la. on est ensemble merci beaucoup. suñu déggee Grand Texe dañuy kontaan quoi aussi. dëgg la. surtout yaa ngi naan koor gi rek moom kenn dootu ko dégg. moom lu leen jéem nañ ko pour muy ñëw ci koor gi waaye koor gi moom bu ñëw mu lëlu. c'est vrai. te dañuy ñaan yàlla. mais ñi sant Guèye ñan ñoo koy simi sax parce que dafa ragal ne dafa ragal koor moo tax quoi. non loolu mooy ñaan yàlla kay mu wàllu ñu ci loolu sax ñu ne ñu mën a jël congé ci koor gi jéem ak. non yow Salut l'Afrique yow mënoo am congé. yow dañ laa soxla rajo yi dañ laa soxla yow mënoo jël congé. El Hadj maa ngi dégg ngeen di wax ci anniversaire yi effectivement ñun ñëpp ñoo bokk benn mois bi. donc voilà léegi xam nga fan fu ma leen rawee. man maag agence de presse sénégalaise ñoo bokk même jour ak même année bi ñu sal. waaw macha allah. c'est vrai quoi. yàlla lu baax lay def yàlla lu baax rek lay def loolu tax ñu bëgg rajo quoi. bien sûr non yow moom mënoo fee manqué c'est vrai. aca question bi. mais question bi mooy que ni ndax dama doon laaj Grand Texe li ngeen ñi di jooy rek mooy justice indépendante su amoon ndax yaakaarul ne aussi li nga xam ne mi ngi koy jooy ñëpp di ko jooy mu ngi li ñuy doon wax ki nga xam ne mooy Samba Sall. même ni mu génn àddina ñuy wax ci loolu ndax bu doon dëkk Sénégal dafa mel ni dëkk yi am indépendance yëpp ci justice bi. kenn du wax lu mel nii mu jëm ci juge bu génn àddina ndax yaakaaroon ne indépendance boobu amoon ci justice bi dañuy wax ci Samba Sall nit ñi dinañ ko jox man de waxuma ko te ñaanuma sama njaboot wala sama mbokk wala képp koo xam ne xam naa la muy wax lu ñaaw ci ku génn àddina. léegi nag li mu wax aussi ci Macky Sall ni moom moo construire Sonko dégg naa ku ne 15% yi am yi Sonko am waa Karim Wade la ak waa ak Khalifa Sall. donc Khalifa Sall li ko Macky Sall def ak Karim Wade aussi looloo tax nag li Grand Texe wax ni Macky Sall moo fabriqué Sonko ñooñu aussi seen pourcentage yooyu ñoo indi li tey am aussi kon nag ñoom ñoo ko jàppale ba fabriqué Sonko. Sonko indil ko jafe-jafe bi moo ko indil. yàlla xam ne comme ni Abdoulaye Wade fabriqué Macky Sall rek jërëjëf merci beaucoup voilà Grand Texe kon bisimilah. ok bisimilah léegi maa ngi nuyu sama rak Salut l'Afrique maa ngi koy siyaare bu baax a baax. dinaa ñëw ci question am léegi ma commencé ci gaynde. en fait ministre des forces armées c'est bizarre que moom mooy génn di wax sur la question de la commission d'enquête. Commission d'enquête seetlu ngeen bi président Macky Sall toogee ba léegi lépp lu nga xam ne bëgg na ko suul rek commission lay créer. d'ailleurs loolu Senghor moo ko waxoon boo bëggee te jëli ko ci autorité bu mag ci France boo bëggee ci bam réew nga suul dara seet leen rek assise nationale bi mu ko bëggee suul commission la créé mu jeex te du boobu rek mën naa leen limal au moins yu bëree bëri yu nga xam ni dafa ñëw ni day créer commission mais li bizarre ci mbir mi mooy affaire justice affaire droit je pense que am na ku ñu ko dénk ci réew mi c'est le ministre de la justice. Le ministre de l'intérieur ak le ministre de la justice ñoom ñoo nekk ñaari nit ñi nga xam ni ñoom ils sont dans le renseignement xam nañu luy xew ci réew mi. Je pense que Sidiki Kaba était malvenu
muy porter loolu nga xam ni moom le gouvernement bëgg a def te de toutes les façons une commission d'enquête indépendante ñoom suñu ko bëggee ak suñu ko bañee gis nga li xew Sénégal dafa dépasser aujourd'hui la juridiction du Sénégal parce que la plainte qui va aller à la Cour pénale internationale ce n'est qu'une question de temps mën nañu def nag lu leen neex seen njaaba jaleel yu leen neex ci biir réew mi jàppuma ni bëgg nañu mu leer parce que un état xam na ñoom li ñu wax yëpp xam nañu lan moo ci nekk dëgg ak lan moo ci nekkul dëgg bu dee dafa am ay forces occultes ay terroristes yoo xam ne ñoo ñëw rax ci mbir mi def ko loolu tey mënuñoo génne benn image wala ñu wane benn nit ni loolu moo fa am loolu rek moo lay wan ni déjà ils sont en très mauvaise posture léegi nag nañu déglu rek xaar commission boobu ñan ñoo koy composé commission indépendante la war a doon bu ñu ko composé lan mooy doon seen cahier de charge te bu ñu defee loolu ba pare lan mooy doon conséquence voilà que président bi bu fekkente ni bëgg na réellement loolu leer xam nga nag commission boo gis dafay am lu ñu tuddee scope dafay am lu ñu tuddee maanaam domaine li ñu war a def donc loolu ñu ngi ko ci xaar loolu moo ci sama tontu. waaw grand balaa ngay dem ci beneen bi rek am na foog naa sëñ Dan ci ligne bi mu am question bu ma bëgg laaj sëñ Dan bisimilah. ok Dan. waaw laaj bi may laaj mooy comme ñun dañoo am président nit ñi am ak jaaxle bëtt ci géej gi lu mat 200 nit ci liñ wax ñàkk seen bakkan dégguñu président wax tey lii xew Sénégal ay nit gaañu ca mu jël responsabilité ca làmmiñu boppam bu ma dégg mu ni ñi ci gaañu ak ñi fi jóge dinañ toppatoo dinañ ànd ak seen njaboot toppatoo leen ñi ci gaañu dinañ leen toppatoo lan moo tax président jóg rek ñi mee daal di wax loolu ci askan wi te ñaar yee xew yëpp moo leen jaboote mooy ñi dee ci géej gi moo leen jaboote ñi fi dee ci lii xewit la xew turam jip na ca waaye bii moom daa jóg rek nangu laaj boobu nan la ci mën a yee Sénégalais yi ban xam ci sama gis-gis nan lañ ci mën a jàngate daal dara ci affaire boobu sama xalaat la daal. voilà d'accord loolu dinaa ci ñëw léegi daal dinaa ci incha allah am na benn question laaj ok léegi Boubacar Seye pour question wu gaynde bi et je crois que man président bi en fait dama ko xaw a yërëm tuuti ci benn côté parce que xam nga bon ci kanamu premier ministre espagnol bi question bi ñuy laaj premier ministre espagnol bi daf ko dogale tontu ko quoi ba wax ci lu nga xam ni wax ni nañu respectante. grand di nga ma baal de grand texe di nga ma baal de am na beneen auditeur ma jël ko rek wala auditrice mbokk mi bisimilah. allo oui bonsoir. bonsoir waaw pour Mera oui. sant yàlla joyeux anniversaire. merci beaucoup. sant yàlla. yéen a ngi ci jàmm. alhamdulilah. maa ngi bëggoon dugg depuis sànq mais line de busy woon. saturé woon waaw ate ñëwal. waaw grand texe na nga def. waaw pour Mera maa ngi lay nuyu. ate ñëwal pour Mera ñu ngi lay dégg question bi. ok man li ma doon laajte mooy situation Sénégal bi actuellement nii. pourquoi Sénégalais yi ñëpp bëgg a focus rek ne Ousmane Sonko dafay opposé wu ñeneen ñi di opposé wu donc pourquoi rek ñëpp bëgg a focus rek ci benn candidat di criticize ku ci nekk am nga droit opposé wu kon pourquoi rek ñëpp war a dal ci kaw benn nit rek benn opposant rek nekkul Sénégal d'accord yeah donc question bi mooy que ne tamit ba pare aussi damay dégg ñu naan Karim Wade warul toog ba heure bi muy dellu ci Sénégal Karim Wade Sénégal la dëkk bi baayam dëkk Sénégal am na droit dellu ci Sénégal ndax dafa am place pourquoi rek ñu bari di wax ni que warul toog ba heure bi mu war a dellu ci Sénégal. da nga koy laaj grand texe wala. waaw damay poser question rek ku ko ci mën a tontu rek nga tontu. d'accord merci beaucoup grand texe merci. d'accord donc ma terminer ak Boubacar Seye. Boubacar Seye dafa accusé état wu Sénégal ni xaalis koppar yi leen Union européenne jox pour dimbali état wu Sénégal ñu régler la question de la migration maanaam
te xale yi ci biir dëkk bi par des projets de développement def na ci moom sax 118 milliards la wax je ne sais pas comme ça quelque chose comme ça Union européenne moo confirmé loolu dans son rapport l'Union européenne même li mu wax ci montant moo ëpp li Boubacar Seye wax. su ma juumul sax grand y avait une dame là bu ko doon si j'avais pas. c'est ça loolu la quoi. donc président bi wax ni loolu amul wax ni Boubacar Seye bind na ko lettre Boubacar Seye dem na démentir loolu. bon maintenant bu ñu bëggee respectante il faut que ñu commencer par wax dëgg te loolu kilifa gi moo ci war a jiitu. Sénégalais yi am nañu droit ñi seen réew di doxee ñu ciy wax seen liberté la lool Boubacar Seye n'a rien inventé ci li mu wax c'est un rapport de l'Union européenne moo wax loolu te loolu même avant Macky Sall loolu ci Abdoulaye Wade la commencé woon les fonds européens yi nga xam ni moom la ñuy jox Sénégal pour mu dimbale leen sur la migration pour maintenir xale yi ci dëkk bi doolewul ci Macky Sall il faudrait donc que bu fekkente ni comme li ko président bi waxee nañuy respectante mais respectante mooy commencer par waxante dëgg wala ngay wax dëgg gi donc loolu laa ci mën a tontu Boubacar Seye est un patriote c'est le président de l'ONG Horizon Sans Frontières li mu wax inventé wu ko jàpp nañ ko sonal nañ ko dugal nañ ko ci kaso bi ko yàlla xam nga parce que amuñu woon beneen moyen Salut l'Afrique justice indépendante moom dafa am déjà dans notre constitution les magistrats du Sénégal ont tous les moyens constitutionnels et légaux pour nekk des magistrats indépendants loolu ci suñu constitution la nekk maintenant benn magistrat wala ñaar wala ñett wala ñeent sur plus de 500 magistrats au Sénégal yoo xam ne ñu ngi traiter ay dossiers yu gën a complexes di ko traiter en toute indépendance et dans le secret de leur cabinet loolu bu ñu ko suul par rapport ak benn ñaar ñett ñu nga xam ni ce sont les dossiers les plus visibles les dossiers politiques et même les dossiers politiques su fekkul woon te ni état bi moom moo ciy def njaaba njël yi mu ciy def di créer ay comment dirais-je ay chefs d'accusation yu fallacieux xëy na peut-être magistrats yi mën nañoo mucc lu ñu dal ce n'est pas parce que les magistrats ne sont pas indépendants mais les magistrats tranchent les questions en fonction des accusations yi nga xam ni moom lañ leen indil sur la table su fekkente ni état mën na wax magistrat mu def nangam mais bu magistrat bi nangoo def nangam boobu le problème n'est plus l'indépendance de la justice, mais c'est la conscience morale et professionnelle de ce magistrat qu'il faut mettre en question. Je pense que loolu laa ci tontu. Mais en tout cas, ñoom les quelques magistrats yi def yenn yi ñoom takkal nañu deru 99,99% de magistrats yi nga xam ne ils sont indépendants. Ils font leur travail dans l'intégrité morale la plus totale. Et ils sont des gens dignes d'être des citoyens sénégalais. D'accord. Bon, maintenant pour li daan wax dafay bizarre mu am ay junni wala bokk astafirullah ay téeméeri doomu Sénégal yu nga xam ne jóg nañu dem dugg ci géej gi dee ndax dañoo bëggoon wuti lu ñu teddee waxuloo ci yàq maanaam newoo ci mbuu newoo ci mbaa mu am événement bu nga xam ne sa nguur gi mi ngi ci mbedd bi fukki nit ñàkk ci seen bakkan nga ni di nga leen jox di nga génne 450 milliards pour jàppale leen pour ñu mën a am liggéey pour coono boobu bañ a amati loolu ça pose la question de l'intégrité de celui-là même qui est à la tête de la nation moo xam ni moo war a boole njaboote ñëpp question yi nga xam ni moom lay war a régler warul am discrimination parce que man discrimination laa ko tuddee mënuloo téeméeri doomu Sénégal ñàkk seen bakkan ci benn mbir mu nga xam ni moo sax gën a yenu maanaa li xew ci fukk ak ñaar ñi nga xam ni ñoom ñoo ñàkk seen bakkan nga mën a génne alal jooju yëpp ni da nga koy def ci ñoom loolu dafa am lu muy wane ci yow et je pense que Sénégalais yi gis nañu loolu donc daan loolu action sama sœur Poulmera moom franchement elle est militante engagée du PDS mais lii laa lay wax Poulmera gis nga ci politique
amul téyel ma der bi ma dem te ñëw loolu amul ci politique. Maintenant ce qui est clair et certain mooy erreur sax stratégique Macky Sall la. erreur monumentale. mu def li mu def ci parrainage yi écarter ay nit ba créer Ousmane Sonko ci situation bi nga xam ni ci la Ousmane Sonko taxaw tey. Karim Wade est un homme politique boo xam ni defal na liggéey na ci réew. moom ak loo ko mënti reproche. bu dellu see ci biir réewum Sénégal def li mu war a def ci politique jàpp naa ni. d'abord am na ci droit. ça loolu benn la. ñaareel bi le PDS est une force politique nga bëgg ko nga bañ ko. ni mu structuré dans le pays et dans la diaspora nga bëgg ko nga bañ ko. Khalifa Sall est une force politique. Ousmane Sonko est une force politique. léegi nag li ma wax rek moo ci nekk. politique amul boo jiitoo amul téyel ma der bi ma dem te ñëw. bu dee da nga wàcc rek keneen ñëw toog ci der bi parce que problème mu jiite la. imam bi moom bu wàccee der bi rek. waaw mais donc grand baal ma rek donc ça veut dire que ne borom der bi bu ñëwee tamit ka ca toogoon dina wàcc quand même. lii am mooy lii. oui xam nga imam. nit ñi dañ maanaam nit ñee koy tànn. waaw dëgg la. politique tamit noonu la. politique tamit nit ñi ñoo koy tànn. bu dee ñëw nga wane xam-xam bu ëpp xam-xamu imam bi. waaraate bu gën a neex nit ñi. bu ñuy tànn imam bi yow la ñuy tànn. tonton Birima de bu ñëwee taxaw moom ñu joxaat ko Karim parce que xam naa tonton Birima maa ngi koy ziare suma mag Birima. bu fa nekkee moom par force ñu jox ko Karim. mu jëlaat moom merci. dans les mois à venir El dina am solo la. ah oui. bu fekkente ni président Macky Sall au moins jàpp na ni. du candidat à un troisième mandat. bëgg na réew mi nekk ci jàmm. bëgg na génn dans la tranquillité te bu génnee dans la tranquillité mu toog dund Sénégal. parce que nee naa leen dund bitim réew moom beneen affaire la. loolu dootul mën a nekk pour moom. ah oui. c'est fini bon dañ ci ñëw. xam nga nag y a des choses qui se déroulent à l'extérieur du Sénégal yu nga xam ni mënu ci dara. d'accord danañ ci ñëw. mënu ci dara dañ ci ñëw incha allah. jërëjëf grand. kon nag ba ci après weeru koor bi rek bu ñu fàtte si ñaan. te nag li may mujjee mooy. ñu wax dëgg fa yàlla. dama loolu moom rusuma ko wax. weeru koor moom dama koo ñemewu. waaw loolu moom. jàppale noonu kon nag leer na jërëjëf merci beaucoup voilà kooku mooy Grand Tékhé